والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñoo ngi dénk suñu bopp ragal yàlla di leen ko dénk di ziar ñëpp di nuyu ñëpp ñu dellu si waat ak yéen si sunu waxtaan bi nga xam ne moom la ñu dama def ci groupe bi ak groupe Arahma tey nag ñu nekk ci sun juróom fukkeel ñaar bind def naa bi weesu moo nekkoon fukk ak benn 11e leçon bi doon waxtaane ci technique yi nga xam ne moom la wala technique de manipulation yi nga xam ne moom la Qur'an yu ni di utiliser maanaam les coranistes ñi ñu woote coranistes moo xam ne dafa amoon dañu am ay technique ay méthode de yoo xam ne moom la ñu utiliser pour manipuler xelu nit ñi ñooñu nag ñooy ñi nga xam ne ñoom dañoo woote ne wax ne ñoom lépp li nga xam ne mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñoom jëluñu ko comme diine jëluñu ko comme muy référence ci seen ibadat ci seen jaamu yàlla boo waxee ci xadis ñu ne ñoom xadis ñoom it bokkul ci seen lu ñuy jël pour jaamoo ko seen jaamoo ko yàlla kon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkul ci seen programme bokkul ci seen lu ñu yiteewloo donc loolu dañ koo jàppe ne lu mel ni ci seen wax ñu ne loolu ku wax sunna rek mooy lu amul preuve mu nekk loo xam ne lu xaw a doy waaru donc ñoom seen mbir mooy ñoom alxuraan kese lañuy jël lu dul alxuraan ñoom bokkul ci seen diine bokkul ci diine bi kon nga gis ni benn secte la secte boo xam ne bu xaw a doy waaru secte bu dangereuse jàngale nañ ko ci leçon yu weesu secte la bu xaw a titlu sax ci suñ jamono bu ñu toll nii moo tax baax na ñu ci fu mu toll nii ñu ci yeex ci sunu jeunesse bi di ci wax ak doomu aadama yi mbir la boo xam ne bu doy waaru ci diine islam boo xam ne ku ci moytandikul boo ci toppee nga tabbi ci sa diine yàqu fi àdduna yàqu àllaaxira te ñoom ñi dañoo jàpp ni ñoom ñoo nekk ci diine ju sell ñoom ñoo ñu sell ñoom ñoo jàpp ñoo ñu gën parce que ñoom alxuraan la ñuy wax donc képp ku ci jàppul ñu ne loolu bokkaale la ñoom ñooy wax ni alxuraan ak sunna bokkaale la nga wax alxuraan ak yàlla ak yonent bi nee nañ loolu bokkaale la boo ne yàlla ak yonent bi bokkaale la mu nekk mbir mu doy waaru alors que ay ñoo xam dama yaakaar ni bu fekkee ñoom alxuraan la ñuy wax dëgg-dëgg kon dañuy gis ay yu bare yi wax ni suñu borom bi wax ni nga tudd suñu borom tudd ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee loolu bokkaay la mbir mi loo xam ne kon am na leneen lu ñu àndi lu bees loo xam ne loolu moom daanaka xamee wuñ ko ci diine islam kon loolu du bokk dañ koy delloo ñi nga xam ne ñoom ñoo koy wax alhamdulilah tey nag ñu war a jël ñaari bind yu
ñaari bind ci bees li ñuy njëkk a jël mooy li nga xam ne ñoom am na recherche de fonds maanaam seen recherche financier ni ñu koy defee waaw ni ñuy wutee seen moyens financiers yooyu ñaareel bi mooy li nga xam ne ñoom seen jëmu bopp wala seen kilifa yi seen biographie seen nu ñuy wootewoo si seen biographie ni ñuy wootewoo seen dund seen jaar-jaar yi bu ñu mënee tënk seen jaar-jaar maanaam seen historique ñoom naka lañ koy wootewoo naka lañ koy defee naka lañ koy manifester alors ñaari tomb yooyu lañ bëgg a waxtaane tey incha allah ñaan yàlla mu jàppale ñu baax ci mbir yooyu dañ ciy tànn rek quelques points dañ ci jël lépp lu bari incha allah mu loo xam ne moom la ñuy fekk ci suñ société bi li ñuy dund ni ci Sénégal ak tuuti ci extérieur alhamdulilah léegi bu ñu ñëwee ci recherche de moyens financiers boobu xam nga diine islam dafa di loo xam ne boo ci tënku boo ci nekkee da ngay dund sa dund bu à l'aise léeg-léeg suñu borom nattu la ci ñàkk léeg-léeg suñu borom nattu la ci nga am sax mu nattu la ci léegi ñoom dafay am si seen kilifa yi xam ne ñoom ñooy wootewoo ci yoon bii nga xam ni moom la ñuy mooy Qur'an yu ni ñoo xam ne dañu am moyen ñoo xam ne ñoom dañoo am moyen am na ñoo xam ne amuñu du tout moyen amuñu dara lañ amul am ñoo xam ne ñoom nag dañuy wuti fonds yi niñ koy loolu yëpp ñetti personnes yooyu dinañ leen gis alors kii nga xam ne moom léeg-léeg dafa am d'abord niveau étude dem jàngi lu mel ni ci institut islamique yu mag yi boo jëlee lu mel ni Al Azhar bi nekk Égypte ñu ci bëree dañ fay jaar d'abord wala ci yeneen institut yoo xam ne jaar nañ fa loolu boo lu mel ni Rachid Khalifa Ahmad An ak ñeneen jaar nañ ci institut yu mag am université yu mag yu ponkal sax alors ñenn si ñoom ñu am ay moyens alors li ñuy def mooy bu ñu amee seen moyens yooyu nag da nga gis ñoom dañuy am dañuy ubbi benn nekk ci benn réseaux sociaux yooyu wala ci YouTube lu mel noonu ak yeneen ubbi fa seen chaîne yu mel noonu léegi nag su ko defee ñu ciy véhiculer seen message di ci jàllale liñ ci wala jàllale parce que publiquement nii duñ ko mën a def mais ñoom ci li ñuy waxtaanee mooy ci réseaux sociaux yi lañ koy jaarale seen wax yëpp foofu lañ koy jaarale alors bu fekkee ne kooku nag dafa am moyen tuuti alors ba nga xam ne attiré na ay nit ñu bare yow li ngay seet en général ki nga xam ne mooy adepte bi mooy ki nga xam ne moo koy topp lu muy seet mooy day gis ni surtout bu fekkee jeune boo xam ne il ne travaille pas du tout deful dara xam ne ni kii mën na fa jaar alors ce qu'il faut faire day accepter non seulement idéologie ba pare xëy na kooku aussi bu bëggee gën a am ay nit mën na ci créer ay emploi dugal fa ñu mel noonu alors léegi comme ñoom am nañ dañoo jàpp ni sunna bi mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo ne sunna mooy lu nga xam ne amul preuve wala ñi nga xam ne ñoom seen mbir yëpp mooy def ay jihad ay xeex ay terrorisme yu mel noonu bu fekkee ci wàllu atte charia ñoom ñooy dagg loxo yi ak yu mel noonu yooyu ñu nga xam dañ koy diaboliser tiital ko nit ñi alors ci loolu la ñuy accentuer wax ci bu ko defee léegi ki nga xam ne moom mooy noonu islam bu déggee ki nga xam ne nekk ci biir islam di wax lu mel ni ñoom dañ ciy kontaan dañ ciy bég léegi lu ñuy def mooy dañ koy approcher gën ko jàppale dooleel ko léegi de ce fait que léegi maintenant kooku surtout bu nekkee ku am xam-xam ci wàllu science yu mel ne xam nga Rachid Khalifa moom mathématicien la ak ñeneen nga xam ne dañoo am ay niveau yu kawe yooyu bon surtout boo defee ay philosophie ak yu mel noonu dañ lay doole parce que xel day ñor ñay yokkal bon jàppale la bu baax jàppale lu baax boo demee ba nga xam ne nag dañ lay inquiété si sa réew
alors dañ li ñuy def mooy noonu yooyu dañ lay jël récupérer yëpp la ñoom seen réew liñ ci ëpp na ñoom dañuy daanu fi ñuy wax dañuy daanu États-Unis biir Amérique lañ fay daanu Rachid Khalifa fa la mujj ak ñeneen bon lu tax may citer Rachid Khalifa parce que moom gën ci fës am na ñeneen ak ku mujj actuellement am na ko fa nekk ki nga xam ne moom moo mujjee actuellement nii moom moo nekk seen njiit ñu Quran nii yëpp pratiquement si moom lañ rabattre ci yu bëri léegi kooku nag xam nga léegi am na ñu ko épaulé ñu koy jàppale de ce fait donc foofu nga xamee ni donc islam bu fekkee da nga nekk ci diine islam dëgg di ci saxoo topp sunu si yoon bi sallallahu alayhi wasallam doo gis koo xam ne puissance étrangère di la ci jàppale mukk da lay xeex au contraire donc loolu moo tax ngay xam ni ñii ñu bees ñi def ni nekkuñu ci yoon bi nga xam ne moom la suñu borom di gërëm muy siraatu mustaqim kon nga gis ni kooku dafa am moyen léegi bu ñu ñëwee ki nga xam ne moom liggéeyul du tout liggéeyul fenn xamee woo ko ci institut islamique fu mu jógee fu muy jàngee xamee woo ko aussi muy liggéey ci benn société wala benn entreprise wala ci état xamee woo ko ci dara nga xëy rek mu ubbi chaîne am réseaux sociaux am chaîne TV am moyen yëpp moyen vidéo d'enregistrement am tous les moyens logistiques mu am yëpp xëy nga gis ko muy wax ci diine nag loolu di xeex waa sunna di wax waa sunna ci ñaaw kon nga xam ni kooku nekkul ci def am ñu nga xam ne da ngay war a xam ni kon kooku am na ñu koy épaulé waaye ñu koy épaulé mun na nekk ñi nga xam ne doomu réew mi la comme bu dee Sénégal fii Sénégal wala bokk mu nekk ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi à l'étranger donc ñaar ñi dinañ ko sëkk ki nekk à l'étranger ki nekk fii biir réew mi di koy épaulé ci loolu donc nga xam ne benn réseau la benn lobby la mais ñoom doo ko xamee ni ti ko tag si ñoom waaw doo ko xam si ñoom nii rek force ngay dem ba nga xam ni dugg nga ci ba géej bu baax ngay rendre compte ne am na ko la supérieur yow donc loolu la ci li nga xam ni moom moo am ci réseau ci secte yëpp secte yi pratiquement dañuy am benn guru benn chef wala lu mel noonu kon xam ne chef boobu nag moom ngay topp secte yëpp noonu la ñu tëree force ngay gën a dugg force ngay xam ni am na ko le supérieur waaw noonu lay demee donc ki le supérieur kooku nga xam ne mooy sa guru mooy sa chef kon su boobaa bu fekkee ñun dañuy wax alxuraan ak sunna wala yàlla ak yonent bi sa bokkaale la donc fii moom xamoon lu ñu ko war a mën a tuddee waaw lu ñu ko war a mën a tuddee donc nga xam ne bokkaale bi nga xam ne moom moo gën a fës moom moo gën a bon mooy shirk loo xam ne vraiment shirk bu garaaw mooy nga jël koo xam ne moom nekkul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais mu lay digal di la tere nga koy jëf ci islam waaw kooku bokkaale bu gën a garaaw mooy loolu waaw loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam terewul ko digalul ko te jëlee ko si suñu borom su boobaa yow yaa ngi jaamu keneen koo xam ne moom vraiment moom mooy sa kilifa mooy sa njaati gi moom ngay topp waaw bu lee ci wàllu ibaadaat yëpp ci jaamu yi xeetu jaamu yàlla moo xam ci aji màkk la dem màkk moo xam ci say wàllu njàpp moo xam si wàllu julli moo xam ci génn asaka moo xam ponk islam yëpp moom moo la koy tere moo la koy digal te jëlewu ko ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlee kon nga xam ne su boobaa yow yaa ngi ci bokkaale bu pire bu garaaw sax waaw génn ci rek tuub rek moo la ci dimbale loolu moo la gàcce àdduna ngay am ak gàcce àllaaxira waaw ci même personne bi nga xam ne moom amul dara du tout waaye mu ngi wax toujours ci wàllu diine mais amul moyen logistique yooyu amul yooyu matériel yi amul ci dara waaye mu ngi moom côté financier bu fu mu koy wutee mooy ñi nga xam ne jot na leen xëcc ci voie am boobu ni ñu topp ko ci alors ci ñoon ñooy amee ay moyens donc adeptes yi ñi ànd ak moom ñoom ñooy booloo parfois ñu def ay benn cotisation symbolique di ko reverser mu ci am dara loolu muy tax muy survivre un peu tuuti léeg-léeg muy progresser ndànk nag di am léeg-léeg bu yi fi gënee baax ñu ko reverser alors noonu lay tëree bu ko defee léegi moom muy léeg-léeg sax si même si seen entourage boobu adeptes yi dañuy mën nañ tëral sax ay projet
bu munti doon projet de vente wala projet agricole wala projet de poulailler wala projet ak munti doon ñu def ko def seen cotisation yu mën pour élever loolu yëpp pour dooleel secte bi la waaw dooleel secte bi nga xam ko ñàkk ko xam seen pour dooleel secte bi la dooleel secte ba pare dooleel ki nga xam ne mooy seen guru mooy seen chef mooy ànd ak ñoom mooy njiit bi bu ko defee njiit bi nu muy def après dina cibler ci biiru même groupe bi ay ñi nga xam ne dañoo am tuuti seen assise financière nga xam ne am nañ tuuti moyen mu cibler leen alors bu ñu leen cibler ñooñu rek ñoo koy jàppale ci yenn côté yi ci fépp fu munti doon donc secte boobu alors noonu lay tëree c'est valable pour toutes les sectes yëpp yi nga xam ne waxuma la seen Qur'an yu ni kese mais ci secte yëpp noonu lay tëree alors ñuy dem au fur et à mesure ñuy progresser ñu tëral ay projet yu mel noonu waaw xam nga projet de financement dafa baax ci surtout ci islam ngay liggéey ci islam ngay dimbale doomu aadama yi ñuy liggéey wala dimbale doomu aadama yi ñu am fu ñu dimbali ko pour yóbbu sa njaboot loolu lu baax la ci islam waaye yow mi di ko def di financer suñu borom dina laaj ëllëg foo ko jëlee sa alal foo ko jëlee foo ko def ni nga ko amee léegi fi nga ko def su fekkee da nga ko def financer koo xam ne dafay xeex sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day xeex diine islam te mu jàpp ni moom li muy wax moom mooy diine alors que moom ay subaha rek day andi jàpp ni moom ci li mu nekk moom mooy nekk dëgg yow en tant que sunnite en tant que góorgóorlu si sunna topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga def fa sa alal su boobaa yow yaa ngi def loo xam ne xëy na jàpp nga ne lu baax la waaye yaa ngi dooleel sa noon jàpp nga ne li xëy na lim lay jox moo gën alors que lim lay jox moo gën a moo nekk li nga xam ne moo lay lor bopp waaw moo lay lor parce que léegi da ngay chaque jour bés bu nekk muy dal si sunna ñu waa sunna te yow nga jàpp ni yow yaa ngi si sunna c'est un peu contradictoire donc loolu nit ki war na xoolaat boppam tuuti ci côté ci wàllu googu nit ki fi ngay def da ngay xool li ngay def lan la fi ngay jëm fan la waaw moo tax loolu lu jar a bàyyi xel la alhamdulilah léegi bu ñu ñëwee ci beneen tomb bi nga xam ne moom mooy mujj mooy tomb bi nga xam ne mooy biographie wala histoire ki nga xam ne moom day wax ci jëme ci boppam li ci ëpp sax nit ki bu ñëwee ci tomb boobu bu fekkee historique am la teg di wax lu jëme ci boppam wax ci famille am wax ci maamam comme ni ngay gis ci secte yi rek toujours seen maam seen sant mooy gën sa sant yow waaw xool fii Sénégal li fi xew rek ci nga xam ne ñoom dañuy woote woo ci wàllu googu li ci ëpp dañuy tàgg seen maam am benn sant wala am na ñu xam ne nu ñu tuddalee seen secte alors léegi bu fekkee ci wàllu googu la moom muy jox historique am yow en tant que jullit nga ne kii xëy na moom moo lay dëgëral ci diine ci lim lay wax li yëpp moo lay renforcer moo lay gën a jox fit moo lay jox yaqiin comme ni ñu koy waxee loolu yëpp nga nangu ko accepter ko te yow ngay góorgóorlu ci sunna alors que li la waroon gën a yokk yaqiin mooy ñu wax la dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax la dund saxaaba yi ñoom fu ñuy jaar di xeex ba islam taxaw nga jël alxuraan jàng ko alxuraan nit la ay histoire yu yàgg yoo xam ne yow fekkewu ko yonent bi sax fekkewu ko yonent bi ñëw di la ko jàngal loolu bu fekkee loolu joxu la tawxiid joxu la yaqiin joxu la dëgëraloo ci islam nga dem jël keneen nga xam ne kooku yéen a bokk dund moom mu nekk koo xam ne day wax historique maamam wax dundam wax moom fu mu jaar wane ay njabootam wax njabootam fu mu jaar donc kooku bu la fekkee moo lay jox yow moo lay renforcer moo lay jox yaqiin su boobaa da nga war a xoolaat sa taxawaay tuuti
ndax yow yaa ngi ci diine islam wala yaa ngi ci feneen beneen monde waaw bu la saxaaba yi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxul loolu keneen jox la ko na nga xool ni kon yaa ngi tabi ci yoonu shirk yaa ngi tabi ci yoonu bokkaale parce que kooku ngay topp noonu moom dafa wax ni alxuraan ak sunna wala sunna ci boppam bokkaale la wax yàlla ak yonentam wax yooyu wax bokkaale la asu boobaa yow nga nekk ci loolu war nga poser question sa bopp rawatina boo ne da ngay góorgóorlu ci diine sunna da ngay góorgóorlu ci diine nga ne sunnit nga bëgg a ànd ak nit ñu mel noonu da ngay gis ni kon am na ci yeen ñaar koo xam ne mu ngi ëmb nifaaq waaw ëmb nifaaq te yoon jooju nit ki war na xool ban yoon lay jëm waaw damay jël benn exemple benn jeune algérien ci benn waxtaan ci ñoon waxtaan ci benn forum mu ne moom su daan déglu Rachid Khalifa da ko daan génne ci lëndëm maanaam andi ko ci leer bi ma déggee bi ma ko gisee mu bind ma ne subhanallah ma delloo ko laaj bi ma ne ko mais yow bu fekkee saxaaba yi non ni ma ko waxee sax dama ko ne xam nga viwu Rachid Khalifa xam nga dundam ñun ñëpp dañu am folie de jeunesse parfois dañu di am suñu am na fu ñu jaar mais saxaaba yi ñi nga xam ñoo doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo jàngee seen biographie ba ci taabi ine sax ñi nga xam boo leen jàngee seen histoire da ngay gis ni doo gis loolu trace boobu nit ñu sell rek nga leen jàppee nga ngay gis bokk ñu góorgóorlu ci islam xeex ci xare ci islam pour nga jot ci islam bi ñooñu bu ñu la renforcé wul génnewuñ la ci lëndëm andee ci leer dama xamul gisuma keneen koo xam ne yow boo gisee xool trace am rek casier judiciaire am la tàq na waaw loolu ñooñu nga bëgg ko renforcer la te ñi duñu renforcer ni war nga xoolaat sa bopp on a échangé ba finalement lu ma mujjul moo tegal ma da ngeen waa sunna xaw ma leen ay bokkaalikat ngeen ba amatul argument voilà on a discuté lu bari donc nga gis ni loolu lu doy waaru la mbir bu doy waaru la waaw léegi nag ki nga xam ne moom moo lay tracé l'histoire am bi ci Alxuraan da lay jàpp ni moom moo la gën a sell yow sa jëmu bopp moo gën a sell ñëpp moom rek moo gëm yàlla mais loolu ab saaga bu ndaw la sax ab saaga la waaw xas la ba pare nga mu bëgg a ànd ak yow waaw bëgg a ànd ak yow xas la ba pare ne bokkaale kan nga su fekkee yow sunnit nga bëgg a ànd ak moom loolu day doy waaru xoolee seen kilifa yëpp pratiquement noonu lay demee waaw seen kilifa yëpp noonu lay demee waaw moo tax il faut faire très attention jullit day xool lu fu muy jëm fan la sellal dafa nekk loo xam ne il faut nga tàggat sa bopp waaw góorgóorlu waaw doo topp benn mbindeef comme ça aveuglément waaw doo topp nit ne comme ça bu koo xam ne dañoo weddi saxaaba yi weddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam saaga saxaaba yi saaga yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yow même bu fekkoon sa du problème sunna mais ñooñu ñoo la apporté islam ñu mu saaga leen weddi leen ba pare nga bëgg a topp ku mel noonu normalement war nga ko ne yow lii foo ko teg fan nga ko teg amul fenn fu ñu mën a sukkandiku pour saaga suñu saxaaba yi c'est injuste waaw c'est injuste ba pare c'est pas sérieux c'est de l'hypocrisie waaw nifaaq la waaw loolu kuñ ko wax même boo nekkul ci benn même boo nekkul sax si diine islam da nga koy dégg rek da nga ne ak kii kat vraiment nekk jullit ba pare di xas ñi nga xam ne ñoo ko andi lay diine bi loolu c'est vraiment nit ñi xamoo lu ñuy xalaat fu ñuy xalaat jëm fan la waaw fu ñuy xalaat jëm fan la waaw mbir mi yéeme na trop jamono bi waaw moo tax léeg-léeg ñun da ngay yërëm jeunesse bi da ngay yërëm nit ñi sax da ngay xam ni da ngay xool ni nit ñi naka la ñu toppee nit waaw mbokk yi alhamdulilah léegi xam naa tomb bii nga xam ni mooy technique de manipulation yooyu fii lañ koy tënk war a jël beneen chapitre bu bees incha allah chapitre boobu nag moom moo ñu ubbee presque ci ñëw ci yoon mi nga xam ne kilifa yi seen kilifa yi ba ñi nga xam ne ñoo nekk fii biir Sénégal
waaw ak nu mu teree seen wax seen wax naka li ñuy wax fam fu ñu ko jëlee dinañ leen ko tegal loolu yëpp incha allah si chapitre yi di ñëw incha allah kon ñoo ngi ñaanal ñëpp di jégalu ñëpp di wax suñu borom yàlla ñu suñu borom jégal suñ rëcc ak suñ njuumte nasalullah subhanahu an yuwaffiqana li tibaayi sunnati nabiyina wa shafina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم